lii daf ñoo andi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais la suñu bakkan di rot bu kenn nga la waay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàggane buñ ko néewal parce que feebar bu am la te day reye te anam gi muy reye moo métti ndax di ñàkk ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti kon dama lancer un appel à tous les Sénégalais bu ñu topp irresponsabilité état bi su état bi irresponsable nous le peuple nañu responsable te responsabilité boobu fa may jaar mooy njëlbeen bi ma njëkk a jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ ci ay nit ndax métti na trop massawu ñi mu dal te ñu nekk tey ci ay situation yu métti ci hôpitaux yi waaye du ma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbeen ba ni li ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président de la République naka laay gérer situation bi ñuy dund li yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi Sénégalais yi defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay 1 cas 0 cas yu demee noonu loolu yëpp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des la may wax ci samay proposition mooy ci li ñuy wax en amont mooy ci njëlbeen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di nga fa fekk juróomi nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mun na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mun na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di développer. ñaareel bi mooy mënatuñu génne ñoom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxe ay kit alimentaire amatuñu ko pasar nañu xaalis bi te leb naa leb ba kenn bëggatu ko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafonné léegi capacité am te àdduna bi nag ne Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñi ngi xeex ak feebar bi di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def di jàkkaarloog crise économique boole ko ay catastrophe naturelle te barki démb rek Allemagne bi glissement de terrain yi amee nee nañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey tal nañu leneen lu dul di jox ay nit xaalis ñuy jëndi avion te lii bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yéeg ñeneen ñi tey Sénégal 80% li ñuy consommer dañ koy jéggaani 63% de notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène ak exogène c'est-à-dire secteur tertiaire mooy téléphonie Sonatel Expresso et cetera wala banque yeeg assurance yi wala yu demee noonu loolu du mooy supporter choc exogène
nga am mbay mu dëgër, am càmm gu dëgër, am napp bu dëgër, am artisanat bu dëgër, am ay industrie yuy transformé, loolu moo lay permettre nga supporter choc yooyu. te loolu dañ koo lajj Sénégal ba nga xam ne tey welwaan rek la ñu mën a def. ñetteel bi tax mënuñoo confiné waat nit ñi mooy sénégalais yi ñi ngi ci jafe-jafe yu métti te leen teg jafe-jafe yi mooy échec yi ñu am ci suñuy politique économique. koo mënul jox liggéey, mënoo ko jox salaire, mënoo koo faj, kooku soo ko nee tëjul sa kër da nga koo bëgg a assassiner. moo tax warul am te waruñu koo nangu. kenn warul fee confiner sénégalais yi. waaye nag loolu pour mu dox il faut que kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi laay waxal, man waxuma ak ñoom de, li may wax mooy responsabilité individuelle la kenn ku nekk ci ñun. su dee duñu confiner kenn ku nekk ci ñun na jël ay matuwaayam ba li ñuy wax les mesures barrières mooy jumtuwaay yi nga mën a jël ba mbir mi du la dal nga def ko. te nag mbokk yi, man de su may dox ci mbedd mi maa ngi xool sénégalais yi waaye sàggane nañu masque bi torop. kon mesure barrières yi dama ko ñaan sénégalais yi ngir yàlla, parce que amul dara lu ko ëpp efficacité nag. ñii vacciné wu soo demee Europe tey ku vacciné wu sooy génn da ngay takk masque, vaccin bi terewul nit nga takk masque. kon loolu mooy première mesure yi, na ñëpp delluwaat ci takk masque yi, góorgóorlu ci. ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it. ñetteel bi mooy ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu. ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu. su ma nee obligatoire mooy ndaje bu dul farata nañ ko moytu. farata nag day varier selon les contextes, parce que su dee diine ci boppam moo la ne dem julli ji jumaa farata la, waaye bu ñu demee ba ab feebar boo xam ne mun na wàll nit ki ci jumaa bi, wala ñu nekk guerre ba soo fa demee ñu rey la, ñu ne la mën ngaa julli sa kër, kooku farata gi teggi nañ ko. kon ñun ñoo war a jël suñu responsabilité xam ni mën nañu gañe virus bi. gañe nañ ko benn yoon, gañe ko ñaari yoon, fa ñu jaaroon ba gañe ko benn yoon ñaari yoon suñ fa jaaraatee gañe ko. donc bu ñu ne lii daal ay wax rek la ku nekk bàyyeeku, nañu respecter mesure distanciation yi, nañ ko respecté. ñun de ci li ñu concerné, li nga xam ne lu ma waroon def la man te Sénégal yëpp doon ko xaar, muy nemmeeku tour bi ma waroon yóbbu ma wër Sénégal yëpp, suspendre naa ko ba jëmmi jamono ba situation bi gën koo permettre. parce que politique mooy suñu option, waaye dafa am jamono joo ko mën a def ak jamono joo ko mënut a def, wala jamono joo ko mën a defee noonu ak jamono yoo xam neneen nga koy defee. kon loolu benn la. ñaareel bi mooy ci hôpitaux yi comme amaguñu jumtukaay yi ñu war a am yëpp, il faut que ñu réorganiser. proposition bi may def foofu mooy lépp li nga xam ne du lu jàmp ci wàllu chirurgie mooy opération yi ak yi nga xam ne ay hospitalisation programmée la te jàmpul, yooyu yëpp nañ ko suspendre. lal yooyu nga xam ne ñoom la ñu waroon occuper ñu transformer ko def ko ay lal yoo xam ne day mun a dalal ay nit yoo xam ne dañoo am jàngoro ji. ñetteel bi mooy médecins yi, ñoom docteur Cissé mii ma koy gërëm ndax dañ cee liggéey lu bëree bëri mooy yor suñu commission santé, mu liggéey ci médecins yu bëree bëri ak ñeneen ñi ma liggéeyal ba ñu ne bitim réew, ma leen di gërëm fi ci collaboration bi. waaye médecins yi ak personnel de santé bi ñu former leen ci ni ñuy gérer, ni ñuy toppatooyee les cas simples, parce que souvent dañuy concentré wu trop ci cas grave yi. cas simple yi ñu xaw leen a sàggane, ñi nekk ci kër yi
ñii di tëdd ci couloir yi cas simple yu bëri mooy mujj nag ci sàggane bi ñu ko sàggan mooy mujj nekk cas grave. ñetteel bi mooy saalu réveil yi nga xam ne ci bloc opératoire yi ak centre de réanimation yi ñu mettre ko à la disposition gestion Covid bi ñi nga xam ne ñooy médecins anesthésistes ak réanimateurs yi mun na nekk foofu toppatoo les cas graves. ñeenteel bi mooy ñu approvisionner réew mi en oxygène. mbokk yi gàcce la ñu ne 21e siècle Sénégal dafa am problème oxygène ñuy génn di weddi waaye lu am la Sénégal dafa am problème oxygène. kon nañu approvisionner réew mi oxygène bu doy te ñu fexe ba oxygène bi bu mu manqueeti. juróomeel bi mooy ñu yokk lit de réanimation yi nañ ko yokkaat bu baax a baax a baax moo xam fu muy jëli jee xaalis bi nag loolu day suñu juróom-benneelu proposition mooy comme dañoo soxla xaalis yàq nañoo yàq ba tey fu ñu jëlee xaalis dina leen të mooy lii nga xam ne institution yu amul benn njëriñ la ci réew mi benn njëriñ conseil économique social HCCT ak xawma yan nañ leen supprimer jël xaalis boobu jëndee ko ay lits de réanimation parce que amu fi njëriñ. kan fii ci salle bi moom mun a wax ban njëriñ la institution yi am kan moo mës a lire seen benn rapport kan amu fi njëriñ. juróom-benneel bi mooy ñu gën a développer test rapide yi fexe ba mu accessible parce que du yoon ab sénégalais yëg dara ci yaramam njort ni lii la nga dem def test te xam nañ ni variant bi dafay développer rapidement ci dernier jour yi ñu naan la xaaral ñetti fan ñeenti fan juróomi fan pour nga jot résultat test bi loolu du yoon. ñaareel bi mooy masque yi ñuy takk foo romb ci mbedd mi gis ay masque ma ci interpeller nguur gi il faut ñu teg benn système de collecte et de recyclage de ces masques parce que masques yi li gaa yi xamul mooy c'est pas biodégradable mooy du gaaw a yàqu ci suuf si. masque boo ci gis il faut 400 ans pour mu dégrader wu moom ak mbuus yee yem parce que matière bi ci nekk la comme am na tey ay société ay entreprises yoo xam ne loolu la ñuy liggéey il faut que ñu def benn système bu ñuy collecter masque yooyu pour gérer notre environnement parce que dafa am solo. loolu yëpp tam ñu boole ci su dee njort nañu ni bëri na am ñoo xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan ci biir kër yi te demuñu hôpital. ñuy laam-laamee na moom la wala du moom parce que ki nga xam ne dafa dem def test ñu ne ko corona la mu dem hôpital ñu faj ko sottiwul mu jaar fa faatu kooku dafa am benn protocole sanitaire bu ñuy def service d'hygiène ñu désinfecté corps bi et cetera doog ko dem yéet ay mbokkam waaye ki dee ci kër ga te xamuñu ndax moom la wala déet te nee nañu virus bi ki nga xam ne ñàkk na bakkanam ba pare ci yaramam la gën a am doole que fi nga xam ne mu ngi dund. kon su dee loolu am na bu dee am na ñoo xam ne mbir maa ngi leen di rey seen kër te ñu nekk en contact ak seen waa kër nekk en contact ak ñi leen di suuli ñi leen di sang kon ñaata nit la virus bi mun a contacter. kon tous les cas suspects dañu war a def prélèvement ak analyse balaa ñu koy yóbbu naan dañuy suuli su ko mënul nekk nañ def protocole sanitaire obligatoire. man de dem naa keroog ci benn dëj waaye bi ma gisee ñu teg kees bi nit ñi génne dugal suul te ñu ngi doon laam-laame naan moom la wala du moom sama xel tey na te loolu tam dañ ci war a jël ay matu